ولد ياتي ولد ياتي شكرا 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 يا مولاي سيدي محمد الشيقي سانغيا نوير سالرغي يا نندل ci wala dunyaati shukran 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 shukran. Assalamu alaikum chers spectateurs, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen jaajëfee onde bi ngeen di onde ak ñun saa su nekk fii ci Wala Dunyaati ci seen émission tolluwaay jamono comme ni ñu koy defee saa su nekk dañuy rek daal di onde ak yéen ci thème d'aujourd'hui bi te di jeunesse et religion ñu ci rek daal di onde ak sunu invité bi nga xamante ni di Cheikh Ahmed Kane. asalaamaaleykum Cheikh Ahmed Kane ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la dalal fii ci Wala Dunyaati. waaleykum salaam wa rahmatullah Seyda Zeynab Tidiane Diouf Thiam ñu ngi kontaan lool ci dal ci sa émission Wala Dunyaati ko defee ñu ubbeeko ci sant sunu borom subhanahu wa taala julli ci sang bu tedd bi di Seydi Ahmad sallallahu alayhi wa sallam di ziyaar sunu sang di xutbul axtaabul ahzami nuur mawlaaya Cheikh Seydi Ahmad At-Tidiane di ziyaar tamit sunu yaakaaru àdduna ak àllaaxira di mawlaaya Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh ibnu Ahmad ibnu Mouhamed At-Tidiane ñu ngi kontaan lool ci sa émission bi jërëjëf. macha allah Cheikh Ahmed Kane bu ñu ñëwee suñu première question bëggoon nañ xam attitude jeunes yi à l'égard de la religion au Sénégal. bu ñu xoolee jeunes yi léegi par rapport ak diine ji dañuy am yëg-yëg ci ne xëy na ci wàllu doxalin nañu waroon a doxalee dafa am lu ci des donc dafay laaj ñu def seetlu ci xool ba xam lan moo tax ñoom ni ñu waroon a dundee ci seen diine defewuñu ko léegi nag da ngay dellu ci cosaan bi mooy lépp loo gis am na njëlbeen te bu njëlbeen bi jaaree yoon la cay topp dafay jaar ci yoon njëlbeen bi mooy éducation de base ginnaaw bi la yàlla joxe ay wéyjur yu baax yu judd ci diine judd ci islaam ñoom i tamit ñu yar la ci nàmpal la ci tatagal la ci ndax damay faral di wax lu bari suñ ma invité ci ngénte ma war a jël kàddu man leen am na xew-xew bu fi am mais nit ñi bàyyiwuñu ci xel muy xale bi biñ koy jox tur dañuy nodd ci nopp ndeyjoor bi li xam ci nopp càmmoñ bi door ko jox tur loolu dafa am lu mu misaal li mu misaal nag luy ñëw après la ndax ñëpp xam nañ ne bés bi nga xam ne du jaas te ñëpp a ciy jaar day ñëw te bu ñëwee buñ la tëralee ci kanamu jàkka ji kenn du nodd kenn du li xam dañuy ñëw rek kàbbaar lan moo waral loolu parce que dañ la noddaloon dañ la li xaamaloon donc dafa jar a bàyyi xel diggante boobu nag ñu lay defale loolu ak bés bi nga xam ne du jaas te day ñëw te dañ la tëral war la jullee war la yeb ci sa borom am na lu fi xew kon nag da nga jóge woon ci suñu borom te ba ngay ñëw da nga àndoon ak cellate dafa jaadu bés boobu bu ñu lay tëral di la yóbbu cellate googu nga ñëwee woon nga yóbbu ko loolu nag ki ci njëkk doon responsable mooy waajur yi nga xam ne sa ñëw ci kaw suuf yàlla si ñoom la ko jaarale ñu war la teg ci yoonu islaam yar la ci ut koo xam ne dana la jàngal sa diine xamal la ko mais ñoom itamit parce que damay faral di wax ne toujours doom waajuram seetu la ci moom li nga xam ne moom lay gis ci moom mi di ko doxal moom lay doxal donc dafay jaadu kon waajur boobu am image boo xam ne moom doom ji da ciy mën a tënku ba li nga xam ne moom lañ bëgg mu mel ko loolu mooy tax su ñëwee li islam di xaar ci moom su boobaa dina ko mën a doxal ci wàllu yar bi ci wàllu teggin ci wàllu pratique ak ci nga xam ne noonu la ñu bëggee ñu defee ko mu mën ko defee njàng mi nag door a ñëw bu fekkee ne par exemple yar bi tegu na ci yoon su njàng mi ñëwee da koy mottali boobu nag daf koy yombal
loolu nag malheureusement dafa xaw a commencé tumuranke ci suñu biir société bi. donc xale yi ils ne sont pas à 100% responsables ci li nga xam ne tey am na ba seen diine mën ñu ko pratiquer ni ñu ko war a mën a pratiquer. donc waajur yi xëy na da ci am ñoo xam ne ñoom ñoo bàyyi seen responsabilité ci seen doom ca la nga xam ne moo leen waroon ci seen diggante ak ñoom. loolu nag bu fekkee ne yàlla def na aussi ti mu am dafay jaadu ñu xool solution boo xam ne peut-être dina mën a dabaabal loolu ba xale bi la mu manqué woon sa njëlbeen ba mu ñëw te loolu luy jafe la parce que yàlla joxu ko ñëpp. donc pour répondre ci question bi ci tënk mën nañ ne ni xale yi mel tey responsabilité waajur yi mu ngi ci biir. ndax xale bi comme ni ma koy waxee mook mag mi ñoo bokk benn responsabilité ci kaw suuf ndax li yàlla wax ci alxuraan rek moo ci ne wa maa xalaqtul jinn wal ins illa li yaabudun binduma leen yéen doomu aadama ak jinne lu dul ngeen may jaamu. donc jaamu yàlla boobu mooy li nga xam ne moo war doomu aadama bi mu xam ko ak mu ñàkk ko xam. léegi jaamu yàlla boobu tamit dafa nekk loo xam ne du dañ koy defee ni nga xam ne rek ñun noonu la ñu neexee ndax yàlla mi nga xam ne moo ñu sàkk bind ñu indi ñu ci kaw suuf daf ñu am ay tëralal yu ñu tëralal ne nii ngeen may jaamoo. biñ ci gën a miin mooy taxawal julli ginnaaw bi nga seedee ne moom yàlla rek moo fi nekk, seede ne sang bu tedd bi moom moo ko yónni, seede ne yeneen yonent yi yëpp tamit moom moo leen yónni, seede ne diine bi nga xam ne moom la yàlla reconnaître mooy islam. léegi nag islam boobu nag pour nga mën ko dund def pratique la. pratique nag dafay tegu ci ay règle. da nga war a xëy julli boobu boo koy def dafa laaj ay conditions, mooy war nga laab, war nga set, bërëb bi nga koy defee war na set, yëre yi ngay sol war na laab, war na set, ainsi de suite. léegi nag yooyu éducation moo koy maye, moo xam mu jóge directement ci waajur bi, wala comme jamono dafa xaw a xat tënk na la, moom mënu ko def ci yow, mu ut oustaz boo xam ne moo lay jàngal, xamal la sa diine, xamal la ni nga koy pratiquer, fexe nag mu nekk ci yow, parce que pratique li koy dimbali muy gëm-gëm. damay faral di wax ne nit ki léeg-léeg mu am lu mu soxla ci yow, xam ne yow am nga loo gëm, maanaam da nga fonk diine ci ni ma ko mën a waxee, yàlla def mu am cofeel ci yow, bëgg la jege, mën na ñëw xam ne comme da nga bëgg diine, mu am melokaan bu mu indi boo xam ne dafay wane ne moom ku bëgg diine la. fekk moom ba muy def loolu li mu si jublu woon mooy man la approché ba li mu bëgg si yow man ko am. loolu du dëgg, parce que loolu bu fekkee ne li mu doon ut am na ko, bu demee ba ci biir loolu mu ñàkk ko, kon dafay dellu moom fa mu jóge woon, kon loolu du dëgg. donc lan mooy dëgg? dëgg gi mooy li nga ñu fexe ba diine ji yàlla def nga judd ci say wéjur, nga fekk leen ñu nekk ci, ñu fexe inculquer ko ci yow, ba yow même boo demoon ba say wéjur nekkatuñu fi, da ngay xam ne diine ji ñu la dugal mooy diiney dëgg, nga mën ko pratiquer. loolu nag moom laay wax ne éducation de base moom moo koy maye, maanaam da ngay jiitu ci sa doom balaa keneen di ko ci fekk si. jiitu bi mooy li may wax rek, utal ku koy tàggat ci diine, di ko ci yar, xamal ko nu muy pratiquer diinam, xamal ko comportement bi mu war a mën a am à l'égard de ses parents, mais aussi comportement bi mu war a mën a am ak dëkkandoo yi, comportement bi mu war a am ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom lay jëflanteel. moo xam bu dee élève la dafay jàngi ji, nawleem mbokk élèves yi muy fekk ci sa école ba nan la war a mën a comporter ak ñoom, ka nga xam ne aussi moom moo koy jàngal nan la war a mën a comporter ak ñoom. ci diggante bi buy war a ñibbi ñi muy dajal di ay doomu aadama ak ñoom nan la war a mën a comporter ak ñoom. parce que diine du yemul ci julli, woor, joxe asaka, dem màkk ci boo ko mënee déedéet. comportement doomu aadama bi sax daf ci war a mën a dégager lu ni mel. parce que dinaa def benn anecdote. benn xarit ca fa muy liggéeyee yàlla dafa dogal am ci koo xam ne du woon jullit, mën naa ne ci diine christianisme la bokk, mais comme moom yàlla dafa def ci moom dafa fonk pratique am, dafa fonk diinam, fu waxtu julli jotee dafay bàyyi lépp lu muy def dem julli ji, lépp luy faratam daal bu jotee
lépp lu mu ko fekkoon da koy arrêté dem julli ji ndekete xaritu chrétien boobu moom loolu mu ngi ciy bàyyi xel ba benn bés mu approché ko ne ko waaw man damay laaj fii ñu nekk nii di fi liggéey xanaa yaa fi jullit mu ne ko mais pourquoi nga wax ma loolu mu ne ko parce que dama seetlu ne yow ak ñi fi nekk ndoon ñëpp ñoom nee nañ ay jullit nañu mais yow à chaque fois waxtu julli bu jotee rek da ngay bàyyi lépp loo doon def nga dem julli ji moo tax ma laaj est-ce que yow yaa fiy jullit mu daal di ne ko déet yow religion bi nga nekk de religion christianisme est-ce que ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci biir ce sont de bons chrétiens mu ne ko non am na ci ñoo xam ne dañuy pratiquer comme il le faut mais am na ci ñoo xam ne aussi tamit dañuy am ay sàggante duñ ko def comme ni ñu ko waxee ma ne ko nag mu ne ko la même chose moo am ci la religion musulmane daf ci am ñoo xam ne dañu fonk seen diine mu ne ko en tout cas li ma wér ba wér mooy yow li nga nekk lu dëggu la ba benn bés nag mu ne ko daal man sa diine ji daf ma intéressé sama sañoon daal dama ciy dugg parce que li may gis nga di ko pratiquer ci sa wàllu njub lii dëgg rek moo ko mën a maye. donc li ma bëgg a jàngale foofu mooy kooku image la gis dafa nekk koo xam ne jullit la muy pratique bi dem ba dugg ko kon nga yëg ne sa comportement mën nga cee defar nit kon kooku comportement am ci la defaree nit comportement boobu nag ci laa nekkoon sànq di wax ne jeunesse bi dañ ko war a mën a am te bokk na ci li koy maye mooy li may wax rek éducation de base la nga xam ne moom la say wéjur def ci yow ba fépp foo xam ne dem nga fa rek nga mën fa nekk. macha allah Cheikh Ahmed Kane bu ñu ñëwee si beneen question bi dañuy faral di wax que jeunesse sénégalaise bi si wàllub diine majorité bi dañu fanatique loo leen mën a wax ci loolu. question d'actualité la bi nga posé noonu parce que boo xoolee problème boobu actuellement dafa nekk problème bu ñëpp soulevé muy problème bu fanatisme mais dafay jaadu ñu njëkk a xam lan mooy fanatisme parce que fanatisme ñun ni ñu ko jàppee. mooy nit koo xam ne dafa xuus ci ngëm-ngëmam ba ngëm-ngëmam peut-être yóbbu ko ci doxalin boo xam ne am na ñu ko rafetlu am na ñu ko rafetluwul mais xam nga doomu aadama bi moom mi nga xam ne moo am la mu gëm moom rek moo mën a exprimer la mu gëm lan la pas-pas dafa am doole te dafa am solo mais tamit pas-pas ci lan parce que du ne rek gëm na ngëmam jaral na ko te la mu gëm ba mu am lu muy def loo xam ne am na ñu mën a permettre wu ñu ne kat li muy def kat jaadu na wala jaaduwul te nit ñi duñu xam la mu gëm lan la donc lan lañu war a mën a gëm ba mu war mu mën ñu jaral loolu ñuy tuddee naan fanatisme la ñu ne kat kii dafa fanatique lan lañ ñu sant wax naa ko sànq ci question bu njëkk bi nee naa la yàlla li mu bind yëpp li mu leen sant mooy ñu di ko jaamu donc jaamu sa borom xam ki ngay jaamu kan la moo ko ëpp doole léegi nag xam-xam boobu fan lañ ko mën a amee ñun li ñu am habitude xam ko ñun ñëpp mooy da ngay dem ñu jàngal la moo xam ci daara ngay jaar moo xam ci école ngay jaar ak ci lu mu mënti doon pour nga mën a xam sa diine xam nuñ koy pratiquer mais est-ce que réellement loolu ngay jàng ji ci daara ji est-ce que réellement loolu ngay jàng ji te mu nekk ci téere yi est-ce que réellement loolu ngay jàng ji te nga koy jële ci école bi est-ce que loolu mooy xam-xam bi nga xam ne mooy tax nit ki war a mën a pratiquer sa religion xam-xam tënkuwul ci benn dimension bu fekkee par exemple da nga bëgg a jël xam-xam tënk ko ci li nga xam ne ñun moom la ñu miin mooy li ñuy jàng ci téere yi sa tolluwaay dafay am fu mu yem su boobaa nag ci ngay mën a jël ne diw dafa fanatique ndax kat sëriñam jaral tax na maanaam buy tudd sëriñam dafay tàggoog sagoom nangam ak nangam parce que boobu da nga tënku ci xam-xam bi nga xam ne moom lañ bind ci téere yi te téere yi dama koy faral di wax kenn koo ci gis mu bind ca fa dimension am toll moom la waxee ñaareel damay faral di wax ne élève bi nekk CI def composition ñu may ko 10 élève CM2 bi bu ñëwee xool lañ ko mayee 10 mais day taxaw ne kii xamul dara pourtant boo ko waxee moom tooñ ko parce que moom niveau bi mu toll xam-xamam foofu la toll jàmbaar la ca mais niveau bi moo baax noonu la aussi borom xam-xam yi rawarante
damay fàttaliku ci sama wàllu bopp bi may jàng xam-xam dafa am benn période sama sëriñ bi ma doon jàngal di suma maam ma ñëw toog mu ne ma bindal xam-xam ma bind ko muy ñaari baat mais bi ma koy bindal dafa doxal distance seen diggante mel ni pour séparer leen ma ne ko waaw lu waral nga séparer ñaari baatu xam-xam yi moo xamal ma ne ma bu jëkk bi mooy bi ma doon wax sànq moom la ñuy jàng ci téere yi wër kii jàngal la fiqh mantiq ainsi de suite nga dajale loolu yëpp nag ñu ne am nga benn wàllu xam beneen bi ci des nag boobu nee na da ngay ragal yàlla xamal na mooy li yàlla wax ci alxuraan ittaqullaaha yuallimukumullah boobu nag li koy maye du pas-pasu sol sa dàll dem seeta ji sëriñ bu lay jàngal mais am kilifa ba pare aussi amit lu mu def ci yow loo xam ne mooy tax xam-xam boobu mën a ball si yow parce que du xam-xamu téere mais xam-xamu lumière la léegi nag taalibe boobu nga xam ne yàlla def na ci moom xam-xamu lumière boobu la muy dund dafay uuteeg li nga xam ne moom lañ xam ci téere yi bu ko defee nag yow boo ko gisee muy pratiquer par exemple buñ mën nañ ko tudd ndax ñaari pratique yooyu mën ñu ko gis lu mooy ci tarixatu tijaan yi wala peut-être ci beneen tarixa mais man comme yàlla dafa dogal ci tarixatu tijaan yi laa bokk te it moom laa xam gëstuuma leneen la ci des ci laay mën a wax léegi moom buy pratiquer loolu mu xam dafay uuteeg li nga xam ne moo nekk ci téere yi bu ko defee nag ka nga xam ne moom dafa tënk ci téere yi la muy mën a wax du dul na kii dafa ëppal li muy def kenn santu ko diine santu ko islam santu ko nangam ak nangam fekk moom xam-xamam mooy yem te la nga xam ne loolu moo koy poussé mu koy tuddee fanatisme mais en réalité fanatisme existé wul li existé mooy am pas-pas am cofeel ca la nga xam ne xam nga ko te téere yi indiwuñu ko nga di ko yëg nga di ko dund di ko manifester ki nga xam ne nag moom amul loolu du mën a comprendre loolu mu daal di la dingat ca loola. macha allah Cheikh Ahmed Kane dañuy faral di dégg suñu mbokk jeunes yi naan comme ñoom ay ndaw lañu duñu sonn ci pratique religieuse léeg-léeg ñu ne tollooguñu ci ban gis-gis nga am ci loolu. macha allah soxna Zeynab ci ñetteelu laaj bi moom tamit muy laaj bu am solo macha allah ndax effectivement dañ koy faral di dégg ci xale yi ñu koy wax. di wax naan jaamu yàlla ci xale dafa teel mën nga bàyyi ba am yenn âge yi waaye est-ce que ki nga xam ne xamul subam wax jooju moom génnee ci moom est-ce que wóor na damay bàyyi ba màgg door a jaamu suñu borom ku la wax di nga màgg te it bu ñu xoolee tuuti ci diine islam xale daf ci yàgg jouer rôle yu am solo boo ko demee boo ko yóbbu ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ñu mësaan di xare ji mais ki daan téye drapeau bi xale la ci at donc xale warul xaar wala muy wax naan jeune du jaamu yàlla ndax jeune peut-être dafa am ci leneen lu ñu koy xaare te boo xoolee sax ñoom li tax ñuy wax ne jeune warul jaamu yàlla lépp dafay dellu ci cadre bakken bu ma nee bakken mooy fo bu ma nee bakken mooy distraction lépp loo xam ne daal yow ci sa bakken lay dundal te loolu def naa ne buñ ko toppee du loo xam ne dina jëmal réew kanam li tax xale mooy ki nga xam ne mooy màgg xale mooy ki nga xam ne bu ëllëgee responsabilité yi nga xam ne tey ñi ñuy tuddee mag moom lañ yore ñoom moom lañu war a donn ji ëllëg yow nag responsabilité bi nga xam ne ëllëg dafa war a tegu ci sa loxo mais doo bàyyi ba màgg nga door a taxaw naan da nga ci kii da nga ci war a préparer sa bopp préparer sa bopp bi mooy lan surtout ñun diine la ñuy wax ndax wax naa ko sànq ci question yi romb sunu rôle ñun ci kaw suuf jaamu yàlla la jaamu yàlla nag buñ ko delloo ci aaya bi comme ni ko yàlla waxee inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar waaye lam ca teg mu am solo mooy wala zikrullahi akbar te it buñ ko delluwaatee ci alxuraan da ngay gis ne yàlla day wax tamit ne ala bi zikrillahi tatma'innul xulub waskurullaha kasiran la'allakum tuflixuun lu tax yàlla di wax loolu yëpp dee leen may tudd mooy tax ngeen jub dee leen may tudd moo tax ngeen baax dee leen may tudd moo tax seen xol yi mën a ànd ak dal sakina bi ñuy wax dal ki nga xam ne dafa war a am responsabilité ëllëg il faut mu am dal boobu nag li koy maye mooy jaamu yàlla boobu ñu tënk ci wàllu zikr dafa am ñoo xam ne dañ ko tekkee ne mooy fàttaliku yàlla dafa am kilifa gu mag
bu ñuy wax Mawlaaya Sayyidi Mouhamed El Cheikh di borom Medina Cheikh di xutbul axtaabul kabiri nuur dafa jàngale ne zikr mooy yëg yàlla. ndax moom laay wax boo demee ba toll si di fàttaliku yàlla rek mooy am na jamono boo toog fàtte ko te yàlla du ku ñuy fàtte yàlla dañu war a di nekk ak moom constamment ci bépp jamono te na mu ko waxee ci alquran inni maakum ayna ma kuntum ñun lañu noonu la waree su ñun jàmm bi ñuy sëfoon teg suñu borom ci fu ñu mën a nekk ak ci lum ñu mën a fekk loolu mooy zikr. booy liggéey yaa ngi zikr mooy lan ci fi ngay place bi ngay liggéeyee sa xel a ngi nekk ci yàlla yaa ngi koy xalaat est-ce que liggéey bii ngay liggéey te muy jaamu yàlla est-ce que yaa ngi koy defee ni nga xam ne noonu la ko yàlla bëggee ndax dañ ma ciy fay salaire bi ma ci war a am est-ce que mérité naa ko ndax man li ma war a sama patron def naa ko ba la may fay man tamit bu ëllëgee ma mën ko dundee mu lew dam loolu yëpp dafay dugg ci cadre zikr donc zikr tënkuwul ci benn point ba ñu mën a wax ne julli la tënkuwul ci benn point ba ñu mën a wax ne jàng alxuraan kese la tënkuwul ci benn point bañ ne par exemple jàng téere diw la ndax leer a ngi ci déedéet dafa tënk loolu yëpp. loolu nag jeune bi nga xam ne moom lañ parce que jeunesse lañ gën a soxla ci jaamu yàlla suñu kilifa di suñu sëriñ di Cheikh Seydi Aboubacar Sy radiyallahu taala anhu dafa mas a wax ne man de Seydi Aboubacar mbooloo moo xam ne ay xale kese moo ci ne doyuma waaye itamit mbooloo moo xam ne ay mag yi kese ñoo ci ne doyuma ñu ne ko Si Malick lu tax nga wax loolu mu ne ñu xale am na kàttan mais amul xel mag nag yàlla may na ko xel mais amatul doole kon mag ñi dañuy xalaatal xale yi am kàttan jëfe ko mu nekk ngërëmu suñu borom donc dafay dellusiwaat ci li ñu wax léegi nii maanaam il faut que jeunesse bi am orientation mais nangoo nag làqu ci kilifa goo xam ne mat na la mu doon pour que ñoom aussi la ñuy def ñu mën ko xam ba mooy mën a tax ñu xam ne kon ndekete jaamu yàlla taamu ñu ci xaar ba doon mag mais da nga koy commencer ci bi ngay doon ndaw ndax ndaw moomu mooy nekki mag ëllëg su bëggee nag bu ëllëgee mag jooju muy doon muy mën a nekk kuy mën a jariñ nit yi mooy li ñuy wax mag mu am ñam ci bi mu doonee xale la koy tàmbali te jamono ji ñuy wax nag kilifa gu mel noonu ci Sénégal gii ci àdduna gii kenn laa ko fi gisee muy Mawlaaya Sayyidi Mouhamed El Cheikh ibnu Ahmad ibnu Mouhamed al Tijani bëgguma dugg ci wàllu domaine am ndax daf ci am loo xam ne moo ko moomal boppam te xëy na yàlla mën nañu baaxee ci mbaaxam ñu am du yàgg tuuti ñu fekkee loolu moom mu waxal ko boppam su boobaa ci lay dàq waaye daal mënuñuy jamono yi toll ni di jàngale ci wàllu xale yi ci seen comportement ci seen li ñuy foog ne diine pour ñu war ko mën a pratiquer il faut que ñu am benn at bi te du ñu jël ay dalil ci ki nga xam ne kilifa gu mat kilifa la muy ki ma tudd léegi muy sangu jamono ndax moom la mu ci jàngale amul kenn ku ko ci jàngale donc macha allah Seydi Ahmed Kane dëgguma la sax mais maa ngi dégg sa biir wax nga ni am na benn kilifa bu mag te ñu koy wax Seydi Mouhamed El Cheikh te Seydi Mouhamed El Cheikh boobu may dégg am na ndaw yu bëri yu koy topp te ndaw yi ma dégg ñu koy topp 4 heures du matin dañuy faral di jóg. tabarakallah Seyda Zeynab macha allah foofu dinaa ci sawar a tontu tuuti effectivement yàlla dafa dogal kilifa googu ngay tudd di suma kilifa di Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh wax nañ ne ay xale yu bari ñoo nekk ci gannaawam te muy dëgg waaye loolu ndam la ci islaam di tax damay faral di wax ne kéemtaan ci jamono yi toll nii du mag muy wane ay kéemaan déedéet kéemtaan ci jamono yi toll nii mooy gis xale boo xam ne toll na ci digg ndawam waroon nekk ci loo xam ne amu ci lenn lu yàlla gërëm mu bàyyi loolu yépp ngay ñëw di ko fekk ci jàkk ji muy julli ngay ñëw fekk ko ci mënaanu wasifa mi mu toog kilifa googu nag jeunes yooyu ngay wax ci mbaaxu yàlla def na ci ñoom ba nga xam ne 4 heures du matin du leen fekk ci kaw lal dañuy yeewu jàpp julli lal seeni sijaada te jeunes yooyu ngay wax amu ci benn jeune boo xam ne jëlul weer di salaatul fatiqi muy tarixatil xaq di tarixati Mawlaaya Cheikhu Tijaan macha allah 4 heures du matin fekk na ñu def seen lazim pare seen lazim nekk ci seeni awraat te awraat yi génnul salaatul fatiqi awraat yi génnul jawharatul kamal te jamono boobu ñu leen mag fuuf jiitu leen sax ci tarixa bi jamono boobu ñu leen mag fuuf jiitu leen ci diine ji ñu ngi nelaw ñoom ñu dagg seeni nelaw ngir lan
màggal seen borom ngir lan wane seen cofeel ci Seydi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam di yonent bi waaye ngir lan def ndigali seen sëriñ di Mawlaaya Cheikhuna Tijaani yi ku leen ko xamal sang bu tedd boobu nga tudde léegi di Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh te moo na day am na ñu may dégg ñu koy dingat di wax ne li muy wax wérul tarixa bi day maanaam moom cër bi mu ciy woote mënul nekk ku moom tarixa bi kenn waru koo siiwal. kenn waru koo siiwal ku moom tarixa bi Mawlaaya Cheikhuna Tijaani moo ko moom Cheikhu Tijaani nu mu sant amul sant kon tarixa bi amul sant tarixa bi nag yàlla moom mooy xool lu ko neex mu def ko yafalu ma yashaau fi mulkihi yàlla moomu nag moo dogal ci programme am parce que yàlla programme am la yore dinaa ñëw tuuti ndax programme man damay wax ne ñett la benn bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Seydi Ahmad moo ko doxal moom moo ñëw xamal ñu li islaam ñaareel bi sangu-sang yi imaamul awliya yi xutbul maxtuum Mawlaaye Cheikh Ahmad Tijaani moo ñëw xamal ñu kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye xamal ñu dëggi kan mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu bokk la li nit ñi bind ci téere yi ñetteel bi nag mooy mission bi nga xam ne mooy tëj jamono moom la yàlla jël ci mbaaxam jaarale ko ci sang bu tedd boobu ñuy wax Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh te ma wax fii sànq ne li nga xam ne mooy mission am du man maa ko koy waxal moom moo koy waxal boppam te yàggatul dina ko xamal kooku nag moo jël ndaw yi tàggat leen tàggat seeni ruux ba dara ñoratu leen lu mooy jaamu seeni borom kon bu ñuy wax la jeunesse en perdition moom njabootam jooju nga xam ne làqu nañ ci gannaawam mucc nañ ci ndax li nga xam ne moom la ñuy xaar ci suñu jeunesse bi moom la def ci ñoom dama ne amu ci ku waxtu julli di raw dama ne amu ci ku déggulul say waajur dama ne amu ci koo xam ne si ñoom joxul cër doomu aadama yi waaw léegi kuy wër ku baax ba daj ñii looy def da ngay téye te wàññeeku kan moo ñu jural loolu Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh kon dama ne su fekkee ne jeunesse bi lii leen di jiiñ ba tax ñu jëppi leen topp nañ kilifa gu mel ni kooku wala topp nañ koo xam ne topp na ko ci kilifa googu ñoom duñu bokk si ñooñu ñuy jëppi ndax duñu wax mukk ne jaamu yàlla dafa am àpp ndax ñooñu xaaruñu àpp dama ne la xale yooyu ñu leen di tuddal fukki at ak juróom a ngi ci ba ñaar fukki at ak ba fanweeri at ba juróom benn ba fukki lépp a ngi ci biir te li leen ko may mooy am kilifa gu ko mat moom laay wax sànq xale li koy dimbali mooy orientation nag ku xam fa nga jëme nit ñi moom moo ko mën a jiite moo tax ma ne nag ku fekkee koo xam ne daal bëgg nga mucc ci li nga xam ne moom la ñuy jiiñ xale yi léegi ba tax ñu dëkkal leen fu ñu dëkkul da ngay seeti kilifa gu mel ni Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh moom mooy ki nga xam ne moo leen di orienté moom mooy ki nga xam ne moom moo leen di jubal moom mooy ki nga xam ne moo leen di yóbbu ci destination boo xam ne mooy bi yàlla gërëm. ba tey rek Cheikh Ahmed Kane bi ñëwaat si beneen laaj. prêcheurs yi nga xamante ni maanaam waaraatekat yi. wala parents yi aussi lan mooy seen part de responsabilité si wàllu éducation religieuse jeunesse bi. est-ce que am na rôle bu important bu ñu si war a jouer. ah macha allah Seyda Zeynab ci sa ñeenteelu laaj bi. moom tamit muy laaj bu am solo ndax effectivement bu ñu xoolee ci jamono yi toll nii ñiy faral di waaraate ci télé yi wala rajo yi wala ci site yi dañoo bari te sama maam daf ma daan wax na le ki lay waar moom ndax bu fekkee waaruwul ndax dana la mën a jariñ xam nga ndax dégg nga wax ji bu baax maanaam ki la war a waar pour nga defaru fekk moom si jëmi boppam waaroogul ndax dana la mën a jariñ mais balaa may dugg ci ñoom damay njëkk ci parents yi parce que sànq junj naa ko sax bu ñu xoolee responsabilité bi ci gën a rëy mën nañ ne ci parents yi la parce que ci ñoom la xale bi ganee àdduna ci ñoom la xale bi di màggee ci ñenn ñi bokk donc éducation bi nga xam ne mooy war a mën a tax même bu ëllëgee bu xale bi déglu koo xam ne par exemple mu ngi wax te la muy wax peut-être njariñ ñëwu co fekk na moom am na lu jiitu ci moom ba su boobaa dina mën a def settantal ca wax ja ba xam li nga xam ne mooy ci li la cay baax mu mën ko jariñoo xool la nga xam ne amul njariñ mu mën ko teg foofu loolu dafay incomber ci parent bi nga xam ne moom moo yoroon boobu responsabilité. dama mës a dégg benn borom xam-xam moom tamit bu mag ci réew mi bu ñuy wax Alaaji Ibu Saaxo bu daan faral di wax day wax ne maa ngi gësam garab gu ñuy wax mu ne garab gi boo ko gësamee yi ñor daañu wadd
waaye tamit yi xaay daañu wadd mais it nga xam ne aussi ñoruñu daañu wadd. léegi nag mu ne kii for moom moo war a am fulla ba moom buy for mu for li nga xam ne moo ñor ndax moom mooy li koy jariñ noonu aussi tamit moo war a mën a nekk ba tey ji ci jamono ji nga xam ne moom la ñuy dund mais loolu aussi pour que xale bi mën koo am ba toll ci degré wu settantal ci wax ji ñuy dégg lan mooy ci li nga xam ne moom mooy njariñam dafay fekk ne base boobu may wax muy éducation bi dafay nekk ci moom te loolu waajur yi ñoo ko war a def ci moom. bu ko defee nag comme jamono dafa toll foofu comme ni ñu koy waxee te ñiy wax bari nañu ndax dañ ne langu wax ubbi na donc ku nekk dana wax dafay jaadu ñu xam kan lañ war a déglu ndax ki ñu war a déglu mooy ki nga xam ne mooy li ma wax sànq rek moom moo la mën a jële ci état bu lëndëm yóbbu la ci état bu lumière comme ni ko yàlla waxee ci alquran allahu waliyu alladina amanu yuxrijuhum min azulumati ila nuur walladina kafaru nag awliyahum taawut yuxrijunahum min an nuur ila zulumat ulaika asxaabu naar hum fiha xaalidun yàlla nañ ci yàlla muccal li jeunesse bi soxle mooy ki nga xam ne moo lay fekk ci lëndëm ndax jamono moo lëndëm wax nañ ko axiru zaman lañ ne axiru zaman mag ñi wax nañ ne amul benn nitu yàlla boo xam ne ñaanoon nga yàlla mu fekk la ci jamono ji ndax lan lëndëm gu métti ji ci nekk lëndëm gi ci wàllu ignorance lëndëm gi ci wàllu fuite des responsabilités lëndëm gi c'est problème mu njiit yoo xam ne mat nañu jiit ba war a mën a orienter nit ñi loolu yépp daje boo amul nag sens am kilifa surtout ngay ndaw parce que sax mag mën naa ne sax yàlla dimbal na ko ci wàllu xel ba am na peut-être yoo xam ne du ko mën a këf mais xale mi nga xam ne xelam ñoragul nga xam ne moom lu ñëw fekk ci la mu ne jël ko ci yóbbu ko ci leneen dafay yomb kooku dafay jaadu mu am kilifa goo xam ne mat na ko kilifa goo xam ne man na ko kilifa goo xam ne tamit nag rôle am la mission am la mu topp ci gannaawam pour que la ñuy xaar ci moom su boobaa ñu mën ko mën a am. kilifa googu nag comme ni ma koy waxee alhamdulilahi rabbil alamin yàlla indil nañu ko waaye tamit indi na ko ci jamonoom indi na ko ci moomaam ndax ci moment bi lañ ko soxla moment bi nga xam ne ruux yi réer nañu soxla nañ ku leen gindi moment yi nga xam ne mën naa ne perdition dafa yomba maanaam lu yàqal doomu aadama ci moment boobu nag yàlla boo la ñu wax kilifa goo xam ne moom laay wax soxlawul mu lay xëcc ba fi mu nekk waaye fa mu toog lay toog wax ak sa ruux mu defar la mooy ki ma tudd léegi di sangu jamono di Mawlaaye Cheikh Seydi Mouhamed El Cheikh nga xam ne du ñu tayyi di ko tudd ndax bi lëndëm bare moom dong la ñu gis mu taal lampe bi nga xam ne ku ca niitu rek gis sa borom lampe bi nga xam ne ku ca niitu rek tegu ci yoon bi ndax yàlla ba muy wax def ne inna hadaynaahu sabilan imma shakiran wa imma kafuran dama leen tëralal ñaari yoon benn yoon bi mooy bi ma gërëm ndax man yàlla cappaandaw ga maa ca ne beneen yoon bi dama ko xalab ndax keneen laa ko booleel yàlla nañ ci yàlla mu jël wala iyaazu billah yoon bi nga xam ne nag boo ko toppee moom moo lay jub ba fi nga xam ne moom la sunu borom gërëm te mu wax ko ci suratul fatiha mooy ihdina siratal mustaqim siratal lazina an'amta alayhim yoon boobu nag soo ko bëggee topp pour mën a bokk ci ñi yàlla gërëm da ngay topp kilifa gi nga xam ne moom la yàlla teg ci yoonu jamono kilifa gi nga xam ne moom dong moo mën a sauver ndaw yi kilifa gi nga xam ne moom dong moo mën a récupérer ndaw yi kilifa gi nga xam ne moom dong moo leen mën a jëmeel fa yàlla bëgg muy Mawlaaya Sayyidi Mouhamed El Cheikh yàlla nag ci mbaaxam tàggat ci suñuy njaboot tàggat si njabootu jullit yépp ndax jullit du nekk jullit mu lu dul li nga xam ne moom la bëggal boppam da ngay bëggal moroomi jullitam Sénégal ñun ñoo ko bokk ak foo manti bokk nag ak tarixa boo manti bokk diine ji benn la islam ji benn la te ndaw yi moom la ñu soxla islam boobu nag ak diine boobu ki nga xam ne moo ci mën a orienté ruux yi muy mag muy xale rawatina xale yi kilifa googu ma tudd léegi di Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh ci moom nga mën a jaare kon nag yàlla jox nañu chance boobu donc waruñu def lenn Seyda Zeynab lu mooy di tàggat suñuy njaboot di tàggat jeunesse bi ñu topp yoon boobu nga xam ne mooy yoonu texe bi yoon bi nga xam ne mooy yoonu liy jariñ te kilifa gëm ca teg di kilifa gëm a tudd loolu bu fekkee ne namm nañu suñu réew mi bu ëllëgee
ñu am ay mag yoo xam ne mag yu am ñam lañu mag yoo xam ne dañ ko mën a diriger incha allahu rabbi taala. jërëjëf Cheikh Ahmed Kane ñu ngi lay remercier di am mbégte bu rëy invité la fii ci Waladounyati ci émission wu tolluwaay jamono ak leeral bi nga xamante ni indil nga ñu ko ci thème jeunesse et religion leer na macha allah. dafay nag mënuma tëj émission bi tamit te du ma remercier vraiment club bu Waladounyati yëpp ñi feeñ ak ñi feeñul ndax ñi ci gannaaw macha allah rabbi moom defe naa ne seen coono sax moo gën a bari. waaye alhamdulilahi rabil alamin àdduna moo ni tëddee ndax yàlla ba muy wax def ne wàcc leen ci kaw suuf dem di fa sonn dem doon ay noon juboowaat ñëw man yàlla ma teral leen kon àdduna du dëkkum noflaay liggéey rek lañ fiy def ba wuy ji suñu borom incha allahu rabbi ñu ngi gërëm tamit ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ndax wax dëgg la métti na waaye toog déglu aussi moo ko gën a métti ñu leen di jéggalu rek bu fekkee ne wax ji am na ci loo xam ne dafa dëng ndax jaam matul ku matul moom booy wax sa wax du mën a mat waaye itam ñu xam ne rek lépp lu ci rafet rek ci mbaaxu suñu borom la mu jaarale ko ci suñu sang bu tedd bii nga xam ne mooy Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh ñu ngi ñaan daal lépp luñ fiy def muy njariñ yàlla nañu ko yàlla boole liñ fi def tamit muy jaamu yàlla yàlla nañu ko yàlla boole mu jariñ ñu jariñ suñu réew waaye tamit jariñ àdduna yëpp di gën a ñaaxaat jeunes yi daal nañu gën a xoolaat fi ñuy teg seen tànk nañu gën a xoolaat orientation bi ñuy jël nañu gën a xoolaat kilifa gi nga xam ne yaakaar nañ ne mën leen yóbbu si moom te mu mat ko bu ko defee soxna Zeynab ñu tam ñu ngi lay remercier ci invitation bi di la jaajëfal waaye tamit di la masawu coono macha allahu rabbi yaa xam li nga bëgg yàq sa équipe yàlla na leen ko yàlla defal lépp ci barke sang bu tedd bi Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh. C'est la fin de cette émission ñu ngi leen di remercier équipe technique bi nga xamante ni ñu ngi nekkoon ci ginnaaw jàpp ci liggéey bi ak képp ki nga xamante ni jàpp na ci liggéey bi macha allah di leen jox dig daje bientôt incha allah fii ci Waladounyati. shukran 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 ya Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh sang yaa nu yiir ci sa leer gi yow yaa nu nandal ci Waladounyati